ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet dara du la rëcc ci réew mi. agression bi bon sama benn xarit moo am sama benn xarit bu mu doon ñawal bon ñaw xew la woon quoi ñaw bi tardé comme maa ko boole woon ak moom pour mu ñawal ko aussi ñaw bi tardé ma ne ko dinaa ko indi bon après timis bi juste ma jël ñaw bi di ko yóbbul bi ma demee ba croisement Cambérène parce que maa ngi ko yóbbu côté Maris ba croisement Cambérène ma sentir ne essence bi jeex na depuis ce matin parce que dama am ku ma jëli woon ce matin sama lampe le lundi 6 juin. bi ma demee ba croisement Cambérène sentir ne essence bi li ci des bëriwul mënu ma yeggale fi ma jëm mais naa dugg ci station bi jënd foofu essence comme ça après ma mën a retourner continuer sama parcours ma dem ci station bi fekk ñu baare ko mooy station boo passé croisement Cambérène bon sama xel jox ma naa yëg ci passerelle bi passerelle lu Maris bi wàcc ci biir Maris bi comme ça ma mën a dem ci EDK bi jënd foofu essence continuer bon ci laa yëg ci passerelle bi juste nag bi ma yéeg sax am na benn inconnu bu romb def na ma signe comme quoi que ni fii baaxul. mais je sais baal ma c'était environ ban heure la. 20h et quelques 21h environ 20h 21h. bon heure boobu la ma forcé yéeg ci passerelle bi bon bi ma yéegee ci passerelle bi dem ba ci kaw à ma grande surprise laa gis benn ponkal bu jugee na le bon këdd ma quoi këdd ma maag moto bi ñëpp ñu daanu. non dama doon daw di yéeg ci passerelle bi mais comme dama doon tourner fi muy tourner c'est normal ma wàññi pour mën a tourner mais bi ma wàññee tourner nag dafa ma enchaîner ak tournage bi dox rek këdd ma man aussi gisuma nit gisuma foofu parce que foofu il était calme bon bi mu dalee sama kaw man ak moto bi ñu ànd daanu bi ma geesoo ci moom gis paaka bi ak ni mu toll ak sol benn laafa boo xam da ko wàcc ba ci fii nii bëdi doo ko gis genre kagulew la quoi mais face yi ak yaram bi nii yëpp da nga koy gis bon bi mu ma këddee ma geesu xool paaka bi xool ko automatiquement xam naa ne agresseur la ma njëkkanteeg caabi moto bi mais comme boobu mag moto bi ñu ngi daanu amatuma équilibre ñu daanu mu jéggi moto bi daw utsi ma man may arrière mu jël paaka bi di dóor ma koy esquiver ba la fin man ma daanu mu daw non paaka bi daluma benn yoon mais bi mu dawee toog sama kaw dóor na benn boo xam ne sama pooju gauche bi la laal mais dóoru ko pour jam ma mais juste pour man waaw pour xëbal ma sama yére bi dagg mu saaga ma accéléré ay saaga nangam tàngal indi li nga yor comprendre nga moom moo xëcc téléphone bi ci sama poche muy xëcc kalpe bi pour profiter sànni ko ci autoroute bi pour après man mën récupérer sama kalpe mu njëkkanteeg man sama poche bi mais boobu mu ngi xàcc paaka bi di dóor maa ngi sóoraale paaka bi di sóor sama kalpe mu jël kalpe bi après buux ma daanu mu daw njëkkanteeg man moto bi ma dawee aussi fekk naa moom mu taal moto bi ma kajji moto bi mu gessoo paaka bi dóor ma moytu mu accéléré daw bon ma njëkkanteeg moom autoroute bi daw ba ci suuf. yóbbu na li nekkoon ci saag bi sama kalpe bi mu ngi defoon 389 000 ci xaalis liquide ak samay pièces d'identité et tout ay carte de visite ak yooyu. bon moto bi amoon na ay téléphones il y avait 7 téléphones 5 iPhone la benn Tecno benn Samsung ak sama téléphone bi ma doon wuyoo AirPods yi ma takkoon sax da ko bifaale comprendre nga ak samay matériels yi ne nga xam ne. nga baal ma maam mais diggante boobu yëpp amul benn moment boo gisee nit kuy ñëw pour dimbali la wala genre dem kenn ñëwul côté boobu. kenn ñëwul pour dimbali ma parce que diggante boobu aussi pour dire vrai quoi dafa wéetoon. waaw environ 20h 21h. sérieusement aussi man bi ma forcé ba yéeg bon am naa xel ñaar ne li ma def nii wóorul mais bi may xalaat loolu ak bi affaire bi di am benn la. parce que bi may dem am na ku ma signalé comme quoi que ni baaxul mais comprendre ma li muy wax parce que daf ma def signe benn borom moto la buy romb def ma nii quoi mais comprendre ma ne daf ma bëgg wax ne dafa am agresseur bi ma yéegee aussi xaw naa njort mais bi may njort ak bi ma yegg si affaire bi benn la waaye bi muy tëll aussi gisuma ko mu def noonu bon bi ma accéléré aussi comme ni ma la expliqué noonu la demee toog sama kaw saaga accéléré ay saaga génne paaka bi mel ni kuy jam xëbal ma dóor na benn mu daal sama côté pooj bi sama yére bi moo dagg mais xam naa ne dóoru ko pour éliminer ma mais da ko doon def juste pour wàññi ma bon bi mu defee loolu xëcc sama téléphone sama AirPod bon may njëkkante ak moom kalpe bi mu jël sa kalpe bi daw bi mu ko defee buux ma daan le temps que man may jug daw na jël taal moto bi dem ma ñëw kajji moto bi mu gessoo paaka bi dóor ma moytu mu daw ma wàcc autoroute bi may wàcc moom moo ma njëkk a wàcc parce que moom dafa jaar beneen sens bi man ma jaar ci passerelle bi di wàcc bi ma ñëw ba tool moom jàpp ci woñ bi cëppeelu mais gis naa ko moom mu ngi wàcc. cëppeelu. bon passerelle bi am na ay genre kii ay weñ yu nekk ci rebord yi quoi
ci weñ bi laa jàpp. bi nga wàccee bi nga daanoo. bi ma daanoo ci moto bi laa gaañu ci laa am ay xoosu ay dagg-dagg sama yaram mais bi ma tëbee ci passerelle bi gaañuwu ma mais boobu dama tëb yuuxu gars yi au secours agresseur la mais il paraît aussi man sens inverse bi laa jugee moom mu ngi sens normal bi jël yoonu Dakar bi léegi man il fallait que ma jéggi autoroute bi pour mën a dem sens bële da kii ko ñi ma doon yuuxu aussi j'ai l'impression que ni dégguñu ma moo tax taxawuñu au secours kenn taxawul ma jéggi tali bi taxaw arrêté moto kenn taxawul boobu tamit def na benn temps ma xam ne comme sori na aussi ce n'est plus la peine ma koy topp parce que xaw ma day jàdd padois xaw ma dafa continuer xamatuma nu mu def ma dem aussi fi affaire bi amee ma delluwaat fa ci la force ma téléphone simple bu ndaw bi ak pièce bi doon foofu muy 350 francs bi may wàccaat passerelle bi dajeeg benn borom scooter mu yéeg ma ne ko fii nga yéeg baaxul parce que dañ ma fi agressé léegi nangu sama scooter benn antivol bu ma yore woon bëggoon ci xeex antivol bi moo wadd ci waa ji loolu laa téye ma ne waa ji antivol bi moo nekk nii après waa ji ne ma pourtant man dama fiy jaar ma ne ko non danger la nag parce que sama store lañ fi nangu sama xaalis samay portable tout waa ji nag moo ne ma def ma déclaration ma ne ko non mu ne ma kañ dem ma yóbbu la gendarmerie bi borom moto boobu moo ma yóbbu gendarmerie bu nekk Maris ma déclaré ko ci guddi gi ñu bindal ma déposition bi lépp si laa xëy dem di jëndal samay pièces ak yooyu bon à ma grande surprise bërki démb mercredi am sam benn xarit bu ma woo Fanta ne ma demal nga seetaani TFM am na kuñ jàpp Maris ma dem xool ko gis affaire bi noonu TFM mais comprendre wu ma mais le lendemain nag laa dem ko fële gendarmerie ñu wan ma photo yi ma xool physique bi xam ne waa ji mais comme kanam gi dafa bëri woon deret bon mënu ma woon identifier kanam gi carrément mais bi ma demaatee sama sœur bi mu agressé ki mu agressé sama doom baay la ñoo bokk papa. ah bon waaw ñoo bokk papa. d'accord alors su ma la déggee donc yow dafa la agressé lundi vers 20h le mercredi donc à l'espace de 2 jours environ. mu agressé si bëccëg gi sa mag bu jigéen. loolu noo ko jàppee coïncidence la wala exprès la. coïncidence ak xëy na mbiru suñu borom bu nar a defar. toppul leen ngay yaakaar toppul seen fan. non je crois pas parce que man fi ma jaar à l'improviste laa fa jaaree programme wu ma jaar bu foofu jàmbatuma ko waxuma ko kenn ñàkk essence moom fa jaar loo su ma amoon essence du ma fa jaar. mais baal ma maam naka ngay yoree 300000 sa calpe après ngay paan essence. non paanuma essence moto bi mu ngi doon daw. mais moto yi dafa am lampe boo xam da lay signaler bu sa essence di waaj a jeex lampe bi moo ma signalé mooy dugg ci station pour remplir bon dama njort ne li ma yoroon ci essence mënu ma yóbbu fi ma jëm ma ne naa jaar ci passerelle pour wàcc ci EDK bi nekk Maris bi jëndee foofu essence mais paanu ma parce que maa ngi doon dama doon dawal ba bi ñu def loolu moom aussi bi mu jëlee moto bi sama réserve essence boobu moom la dawee waaw kon paanu moon essence quoi mais comme d'habitude da lay signaler ne la sa essence mu ngi jeex signalé na ma moo tax ma dem doon jëndi essence noonu la demee mais pas ma essence franchement. alors mercredi nga toog ba mu yàgg taal sa télé wala sax ñu say mbokk ne la taal télé nga taal télé yam ci sa koo xamante ni sa cousine la même personne bi sa sœur la même personne bi agressé ko. waaw même personne bi agressé ko sama sœur la ñoo bokk benn papa kii mu agressé bon dañ ma woo téléphone ne ma demal seetaan télé parce que ñu ngi koy wax télé mais bi ma ñëwee xool télé xool image yi mënuma ko identifier mais le lendemain sama sœur bi dem fa. seeti ko photo ko envoyé ma photo bi ma identifié ko face yeeg lépp xam ne effectivement kii la ma delluwaat gendarmerie wax leen ko bi ma demee gendarmerie aussi ñu jëlaat sa enregistré waat jëlaat sama déposition yi tout ne ma comme nekk na fële voilà comme sama sœur bi ma envoyé photo yi ma identifié ko ma delluwaat gendarmerie wax leen ko gendarme bi aussi génne photo yi ci téléphone am wan ma ko ma ne ko man j'ai du mal à ma identifier ko parce que deret ji nekk ci kanam géeg yooyu moo tax mais bi ma ñibbisee gendarmerie ñu wan ma ko identifié naa ko bon léegi nag ma demaat dik aussi defoon naa fa plainte def ko commissariat bu Pikine ak gendarmerie bu Maris ma delluwaat dik encore wax leen ko ñu ne ma comme gendarmerie jàpp na ko dina def perquisition léegi da nga nga toog ñoom bu génnee hôpital dinañ la woo bu la woowee bon dinañ dem këram fuyete parce que espace bi mosul 48 heures warta mën a écouler moto bi xaalis bi say portable yooyu amul temps boobu quoi voilà bon démb aussi bon mu ngi setewoo
sa sœur bi CTO lay liggéey. CTO lay liggéeyee li gën a garaaw ki mu agressé moom mooy chef de service fi ñu ko interné nii moom actuellement. voilà sama sœur bi bon bi ñu ko woowee démb pour ay enquête ci la fa dem photo ko kanam gi set ñu ngi tabax loxo bi am naa image yëpp fii nii ñu ngi tabax loxo bi ak lépp bon après ci laay door a identifier normalement ne kii moom agressé le lundi le mercredi 15h15 à peu près ci la agressé sama sœur bi. waaw vraiment dem naa nag fi ma demoon déposer plainte yëpp demaat naa fa aussi wax leen ko maa ngi toog di déglu résultat aussi. d'accord alors ki nga xamante ni moom moo la agressé dafa bëri ay version ku nekk da ciy wax gis-gisam yow mi nga xamante ne da nga jege sa sœur bi nga xamante ne daanaka yéen a bokk papa d'ailleurs donc lan nga ñu mën a expliquer un peu moom kaawam par rapport ak sa cas. sama kaawu sœur bi par rapport ak sama cas. non cas bi nekkul lu dul sama sœur bi médecin la CTO lay liggéeyee. bon dafa jaar ci Ecobank Maristes bi dem fa di riti def opération pare génn tijji otoom waa ji tijji oto porte gauche bi ci ginnaawam yéeg fa teg ko fetal saaga ko jox ma li nga yor mu jël saag bi jox ko waa ji ne ko dawalal moom aussi elle a été intelligente mu cëppeelu yuuxu bi mu yuuxoo waa ji wàcc daw toog ci volant bi def marche en arrière accéléré oto bi moom mu jàpp ci poignet gauche bi yuuxu dafa sama oto lay sàcc borom scooter yi fa jotoon di jaar ak borom oto yi ñu topp waa ji di daw bon daw ba amul fu mu jëm parce que dafa daw ba dem sës si benn impasse mënutul dem mu taxaw mu kale bon bi mu kalee ci impasse bi après ci la génn wàcc génne fetalam bi mu génne fetalam gars yi wër ko bëgg a yegg ci moom mu génne fetal bi dóor ay tir de sommation bon bi mu dóoree gars yi di ko xaar ñii di lancer ay xeer ñii def affaire mu toog di dóor ba bala mi jeex gars yi daw song ko mu dugg ci Senelec bi gars yi nag fekk ko ci Senelec bi dóor ko bañ naan dee na bon benn waaye moo ñëw taxaw ne bàyyi leen ko dee na parce que boobu sonn na xam naa gars yi jàpp ne dee na ñu woo gendarmerie Maristes ñu ñëw ñooñu aussi woo sapeur bi ñu ñëwee ñoo ko jël ñu évacuer ko hôpital mais agression bi noonu la demee. voilà alors bala ñoo ñëw après du ñàkk dina am ay conclusion wala ay jàngat yi nga xamante ni war nga ko si am en tant que jeune tax dañuy gis ni gars yi dañu doon xaw a fayul seen bopp donte metti na trop alors li nga xamante ni dama la koy laaj mooy yow sa cas ak kaaw soxna si yaa ngi doon wax sànq si biir wax ni moom dafa nekk nit bu intelligent par rapport ak ni nga jàngatee ni nga gisee mbir mi est-ce que nekkul ni benn professionnel moom moo nekkoon di leen jéem a agressé. non si mais gars bi professionnel la. parce que yi mu def nii man guddi la ma agressé mais fi mu taxaw guddi man si sama àdduna xalaatu ma woon ne heure boobu noonu lay calmer noonu lay wéetee ba mën ma fa agressé lu tolloog 5 minutes nit du fa jaar mosuma ko xalaat sama àdduna mais pourquoi moom idée boobu mooy professionnel la ci loolu noonu kii mu ngi ko agressé 15h15 à peu près mais bëccëg nga tijji oto ni dugg ci mais environ foofu nit ñi comprendre uñ ne parce que ni mu defee comme si que moo ànd ak moom parce que bu ñu gisee ki tijji oto nga tijji oto dugg mais nit ku muus mooy doxee noonu bëccëg parce que dañu jàpp ne ñaan yi ñoo ànd bi mu koy teg ko fetal ci bopp ci tànk la ko teg fetal parce que bu ko tegee ci bopp bu fekkee du vitre teintée nit ñi dañuy gis mu teg ko fetal dañuy comprendre mais ci tànk la ko teg fetal mais kon kooku muus na kiy teg loolu bu doon mën nga xam ne loolu du sama domaine mën naa ko teg ci bopp parce que d'habitude nit ñi bu ñuy allumer ci bopp la ñuy allumer mais ci tànk la ko teg parce que tànk bi boo tollee fële siin leen doo comprendre da nga jàpp ne kii day dawal kii toog ci ginnaawam alors que ni moom mu ngi koy agressé kon waa ji professionnel la bon man comprendre ma daal mais ci li mu nekk moom professionnel la ci man système bi ma agressé man bon malgré xam naa ne aw ma doole mais am na nu ma ko doon calculer bu nekk doon professionnel mën naa ko teel a gis mais teelu ma ko gis bi mu yegsee sama kaw laa sentir loolu te loolu la bett aussi mën la te kii aussi bu fekkoon ne bi muy dox sentir na am na kuy dox topp ci ginnaawam mën na ko sóoraale mais pourquoi loolu yëpp mu échappé ko mooy waa ji professionnel la ci li mu nekk waaw moom du agresseur bu ndaw et puis c'est un géant aussi du nit ku ndaw de waaw du nit ku ndaw xarañ la et puis ku violent la tamit parce que li muy def gestes yi day ànd ak ay saaga ak ay yooyu noonu te yooyu boo tàmmul di dégg ay saaga ak yooyu bu la nit di wax yooyu da ngay ragal da ngay tiit waaw mais professionnel la ci li mu nekk moom franchement oui. alors en dehors de plainte bi nga xamante ni déposé nga ko est-ce que am nga ay peut-être say source bopp comme waa ji fii la dëkk wala famille bi la bokk wala genre yooyu amoo ko. bon xaw ma exactement fi mu dëkk franchement mais démb sama sœur bi mu demee hôpital papaam ñëw na fa seet si ko papaam il paraît benn avocat bu mag la nag bu nekk fii ci dëkk bi quoi
waaw waa ji aussi d'après information yi ma jot am na soxna. waaw parce que démb sama sœur bi dañ ko waa gendarmerie dañ ko wóoluwaatoon mu dellu foofu pour ay enquête bi mu demee foofu tase na fa papaay agresseur bi ak soxnaam aussi mais papaam daal kilifa la ci dëkk bi avocat la sax lañ wax kilifa la ci dëkk bi xam naa sant bi mais comme dama nekk ci yii mënu ma ko wax mais kilifa la daal ci dëkk bi avocat la bi mu ñëwee aussi cautionné wu ko parce que ku sa doom di def loolu te nga nekk kilifa ci dëkk bi aussi du la neex waaw vraiment. nga liggéey ci wàllu yoon. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet dara du la rëcc ci réew mi.